ataaya bi gën ci ataaya yi seen jus de fruits la fraîche cafka bu neex tànneef bi gën ak Xuma et frères Grand Yoff vente de smartphone et électroménager bijouterie la solution l'Islam 2 fi or yombe terafet Touba ca kanam laaj li ñu mën def ko fi ñu xam CCCPS comptoir commercial plomberie du Sénégal la satisfaction au prix halal Kabirex bi leen indil li gën ci électronique nekk ci rond-point Sacré-Cœur KT 360 application bi yombal lépp luy sàkku xam-xam ci bépp anam Sen TV ak ay partenaire am ñoo leen di wax Ramadan Moubarak. téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci Sen TV ñu am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen émission Grand Plateau am mbégte nag am fii gan bu rëy gan boo xamante ne kenn dootu ko présenté mu di honorable député Mame Diarra Fam député de la diaspora honorable ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm suñu plateau. asalaamaaleykum waa Sen TV asalaamaaleykum waa Grand Plateau asalaamaaleykum Nene Aïcha asalaamaaleykum sama jabar Fatou Abdou Ndiaye. maa mbégte lool ak cawarte ak bànneex ñëwaat fii tey jàkkaarloo waat ak sénégalais yi sur invitation de Grand Plateau di nuyu bu baax kilifa kër gi Hadj Bougane Gueye Dany di ziar ñi ma bokkal plateau bi yépp nag cat ba cat di ziar ñi ma àndal maa ngi ànd ak sama doom ñu koy wax Nogoy Kees Nogoy Diop mu jóge Milan Italie ñëw gunge ma tey ma ànd ak sama doom ñu koy wax Mami Sarr moom it mu jógee ginnaaw raay ñëw gunge ma waaye mbégte bi ma am ci plateau bi tey dafa yaatu mënu ma koo expliquer te damaa bëgg sénégalais yi xam ko léegi bala muy yàgg dama jàkkaarloog sama doom doomu Pikine bu mag bi ki nga xamante ni bu yeewoo suba ba ngoon ci seen waxukaay yi ngeen di waxe fii su tuddul sama tur xorom du sedd muy Alima Ndione mii ma jàkkaarlool ma koy nuyu di ko ziyaar di nuyu nag sama kilifa ki nga xam ni moo ma yebal fii ma toog ndax ku ma invité ci Sénégal boo ma leen bu ma Ablaye Wade nee bul dem du ma dem te Ablaye Wade dafa séddalewul dafa batale ñi mu bataleel ñoo ne laan demal nga dem maa ngi ziyaar le président Ablaye Wade bu baax profité ci plateau bi souhaité ko happy birthday to you yàlla na yàgg yàlla na wér yàlla na màgg di ziyaar waa kër Cheikhul Khadim sama sëriñ Cheikhouna Cheikh Abdou Lahat di ziar bu baax sama papa sëñ Mbaye Sy Mansour di ziar axlu Laayeen di ziar Sénégal yépp nag ñëw def nii toog moo duggee héritage ma génne fii. sañse bi rafet na trop. ma ñëw toog di tiitaru di nuyu waa Sénégal yépp. am na solo lool di la jaajëfal Momo yow tamit ma lay nuyu borom xéewal yi. maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yëpp di leen ziar comme ni ñu koy defee tous les soirs fii ci plateau GP dafay tàmbali jëm ba fii léegi émission bi di jeex bu ko defee ñu bëggal leen ci waxtaan bu am solo yi nga xamee ni tous les soirs Grand Plateau moo leen doon seen ay kër waaye partie nabien bi tamit Momo xamal ni maa ngi ñëwaat ci yow. la woon démb waaw Fatou Abdou nuyu naa la. Nene Aïcha ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Momo bu baax a baax am mbégte dalal honorable député Mame Diarra Fam moom ni mu ko waxee également fierté la pour Sénégal également mu bokk nag ci kër gi à chaque fois ñu soxla ko dafay faral di ñëw ci sunuy invitation ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax di la remercier ci li nga nangu ñëw sur le plateau di nuyu ñi ma bokkal plateau ñëpp Mouhamed Diop Fatoumata Diop sunu papa ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Alima Ndione également ñu ngi koy nuyu li Mame Diarra wax ci moom dëgg la ñun mën nañu ko seede Nene. en tout cas ma dem directement ci moom Alima nuyu naa la. Nene maa ngi lay fay la grande Alima laay wax. voilà loolu moom boo ko dee faral di wax dañuy juboo merci beaucoup ñi ngi nuyu téléspectateurs yu Sen TV yi ñuy seetaan yëpp fépp ci àdduna bi ni ko ñëpp waxee nuyu ñi ci plateau bi ñëpp Fatou Dok Mohamed ak Fatima ak suñu papa Alaaji Pape Malick Gueye honorable député Mame Diarra Fam di suñu yaay di suñu xarit di koo xamee ni moom itam sak la ñun fi ñu dëkk ci banlieue bi ca Pikine dañu koy tiitaroo yaay booy yan yàlla defal la jàmm incha allah dëgëral sa taxawaay lool sax tey nag xam naa ne la xewoon assemblée mën na fay xew
tey nous argumentons nos arguments pero voilà. loolu la ñëpp namm nag Alima. tey kay yooyu day am. et nous les défendons. mu ngi noonu. indiwu leen woo fii nag di ma kangetloo. Nafi Dieye sax maman Nafi Dieye nee na mu ngi ñëw mu ngi maquillage mu ngi ñëw léegi. neen dafa bëgg jàkkaarloo waat. non loolu dana ma neex na ñëw. suñu papa di ko nuyu bu baax a baax Pape Malick Gueye papa nuyu nañ la. Adja nee na maa ngi lay delloo nuyoo di kontaan ci yow di sant yàlla julli ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant waajur yu tedd yi di nuyu sunu sëriñ sunu baay sunu maam sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général del Tidiane di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Muntaxa Mbakke sunu maam sunu kilifa ak kilifa diine ci réew mi yëpp ak kilifa aada yi di nuyu nag kilifa kër gi ni ma koy waxee bis mu nekk muy alxaaji Bougane Gueye Dany di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér di ko ndokkeel tam ndax réew mi nag yëngu na te lu yëngu nag la ko yëngal a kopp doole ndax Sen TV dafa yëngal dëkk bi dëgg la kër goo dugg néeg boo dugg salon boo dugg foo dem rek Sen TV nga fay fekk loolu nag tax nag am lu mu jur nag muy sondage bu rëy bi nga xam ni wane na ko tey ba Sen TV nag jël pee dëgg la te damay wax ni nag fas yëpp baax nañu waaye roccum ngeer ci raw nag roccum ngeer moom ca kanam rek lay nekk kon jaaraama Bougane ci logistique bi ci matériel bi ci taxawaay bi ndax ay nit nag boo bëggee nu jël pee da nga leen di jox matériel dëgg la te nag ku ñëw fii xam ni matériel ñàkku fi waxuma dara waaye loo tàng-tàng boo fi duggee da ngay sedd dama ne subaa na ma Bougane Gueye Dany ma ne tubar fa kàll la xale yi waxuma dara sax affaire bi dafa raw ba raw ca xale ya waaw ay jongamaam sax a dàq jongama ña ca des kon tubar fa kàll la macha allah bisimilah jàmm bii baa jàmm la alaaji Bougane kontaan nañ ci yow kan na jàmm yàgg amiin waaw tuuti loxo Fatima nuyu naa la. naa la bu baax a baax Ndeye macha allah di am contentement ak mbégte di partager encore une fois de plus ak yéen ñëpp macha allah plateau bi mais également di nuyu sunu maman wu bopp di honorable député Mame Diarra c'est toujours un plaisir ñuy bokk ak moom li nga xamante ne moom moo di plateau di nuyu également la première dame sama wujju xol di Fatou Abdou di nuyu également ki nga xamante ne moo di moom Mohamed ñaari Mohamed yi sax laay wax di nuyu également sama mag Alima ak sunu papa di nuyu ñëpp macha allah. Mohamed. Nene maa leen nuyu. loo ne. maa ngi sant yàlla alhamdulilah. di la jaajëfal di ndokkale itam sunu yaay sunu xarit honorable député Mame Diarra Fam moom déjà bu ñëwee ci kër gi ambiance bu muy def rek mooy wane ne fii këram la. donc ñun itam dañuy am mbégte toujours ak disponibilité gi muy wane buñ ko soxlaa mu daal di teew loolu am nañu ci mbégte maa ngi lay nuyu di nuyu plateau bi yëpp di leen féliciter ni ko sunu papa waxee ci liggéey bi ak première bi nga xam te ne nii Sen TV jël na ko. te sénégalais yi ñoom ñoo jël seen télé plébiscité ko tax na mu nekk ca kanam Zik FM moom bokkul ci course bi ndax 2011 ba léegi ñoom ñooy jël raw gàddu gi. mais Sen TV il était temps quand même ñu mu wone li mu mëne ak li mu def te loolu wane na ko at yu wees yëpp moo tax ñu jël première te ñu ngi ciy félicité président Bougane Gueye Dany yéen ñi nga xamante ni nii yéenay joxe contenu bi muy ñi nga xamante ni ñoo di kilifa yi fi nekk di personnel bi di ci liggéey bu am solo tey nag kenn rek laay nuyu maa ngi nuyu bu baax a baax Mamadou Lamine Gueye ñu gën ko xam ci LMD mooy cerveau du Bawol gi yëpp xam nga man damay tàmm di nuyu Bawol ñu ngi leen di ziar bu baax a baax moom itam am mbégte toogaat ci plateau bi ak gan yu tedd yi alors da ngeen ko wax mu di sondage boobu agence Kantar def xam naa moom lañ naroon ubbee mu di Sen TV bi ñu placé ci tetu lii di support médiatique yi mooy Sen TV moo jël paie amaana moom lañ gën a seetaan fii ci Sénégal alors depuis 2008 ñu nekk ci landerneau médiatique bi depuis 2008 ñu nekk di dóor lañ koy waxee alors tey ñu sargaleen ñu lii nekk ñoo jël paie par rapport ak ay sondage yoo xamante ne dañ ko teg fu leer di la bàyyi rek honorable nga am loo sandi ci loolu mu nekk quand même une fierté pour tout le personnel de D-Média nekk une fierté également pour suñu jiit peut-être Bougane Gueye Dany di leen féliciter waale mu di ñoom Alima ñoom Fatou
Matam du ñun ñi ñëpp personnel bi di féliciter également ñi nekk ci ginnaaw moo di techniciens yi alors ñoom sax yóbbante nañ ma nee nañ justement sondage bi ñoom seen wàll dañ ko jël teg ko wala may ko wala tuddee ko sax kii di El Hadj Mamadou Ndiaye Dos ñoom tamit def nañ lu rafet donc honorable ma bàyyi la rek yow tamit nga am loo ci sandi par rapport ak sondage boobu waa agence Kantar def justement Néné Aïcha lu am solo la di féliciter nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci kër gi parce que kër gi am na foo xamante ni bu fa tolloo du bugaan xam nga lan la mën investir bugaan xam nga lan la mën ut logistique bugaan xam nga lan la mën joxe ay moyens gis nga am na woykat bu doon wax naan njiit yàlla moo koy sàkk la ñuy wax xaw ma mais màqaama ba muy am ba njiite mbooloo ma moo koy sàkkul boppam gis nga fii le gros du travail ñi fii liggéeyee ñoo ko def gis nga bu fekkente ni saa yu ma xëyee sama rajo bi dama koy jàpp Zik FM par force di déglu Alima Ndione ak Cheikh Sarr c'est que ñooñee ñoo tax ma di ko déglu ndax Bougane moom bala mu ni allo ci rajo bi ñu teg chariot de feu xam nga chariot de feu lan moo koy indi en général benn événement bu mag ci Sénégal bu xew-xew mu nekk ku faatu wala mu nekk maanaam marche wala yooyu ngay doog a dégg Bougane le PDG mu intervenir mais su dul loolu aliment lay neex moom ngay déglu bu fekkente ni grand plateau dañ ko teg ñu di ko seetaan mu nekk au devant de la scène c'est que benn Néné Aïcha benn Fatou Abdou Ndiaye ñoo toog ci provenance bi provenance italien la mooy Cariolo di Foco fi mu jóge musique bi dañuy wax Cariolo di Foco donc ñoom en général événement yu bëri su am loolu ñu njëkk a teg donc bu ngeen ko seetloo dëggantaan xëy na am na ñu ko épouser mais am na fu mu commencé woon si yenn télé yoo xamante ne wala yenn rajo yi njëkk a implanté wu am na si ñoo xam ne mais saa yu événement ñëwee rek lañ koy teg bu mag pour mun a wax lu rëy lu xew si dëkk bi donc foofu ngay déggee xëy na Bougane dégg yenn kilifa yi si biir kër gi mais su dul loolu yéenay liggéey bi donc le mérite vous revient parce que tey saa yu ma xëyee changer sama garde-robe léeg-léeg ma làmb sama salaire sax du ko mat moo waral ngay dégg Fatou Abdou Ndiaye bu demee ba ca fin ba naan maa ngi sant Max nu mu tudd ñawkatam bi Khalifa Mbergane Couture xam nga li ma la wax léeg-léeg loolu mooy àdduna du dëgg ngeen liggéey ci liggéey bu rëy da leen di wóor ni nag lii du gratuit xam nga lu tax du gratuit dafa am ay yu si ànd tey diaspora bi tey bokk nañ ci seen téléspectateurs yi gën a bëri bokk ci seen ñiy gën a déglu rajo bi auditeurs yi gën a bëri xam nga lu ko waral support médiatique yi nga xamante ni moo am par rapport ak li ñu dugal ci internet bi ngeen jël ko def ko ci Play Store ñu koy télécharger ak yu mel noonu indi na tey vision bi gën a yaatu et puis télé du tëju télé du def invitation sélective télé dafay ubbeeku seet ay nit yoo xamante ne am nañu pour indi xam-xam c'est bon mais mu ubbeeku bugguma dégg kuy wax naan ah télé boobu ci koñ boobu noonu télé lii la man dama fiy ñëw def émission ñu fóot ma génn ndànk dem sama yoon xam ne loolu la demee keneen daf fiy ñëw wax Bougane lu ko neex jóg dem yoonam donc il faut que les télévisions am benn ouverture par rapport ak public par rapport ak invité yi mais di def invitation sélective ku ma neex tey kuy wax li ma neex laay invité kii wax lu ma naqar du ma ko invité man nag sama invitation mayoo ma ko saraxew ma ko dama koy jaay waaw waaw mu jeex ndax ku ma invité te mu wóor ma ni bu ma ñëwee di nga ma may sama jàmm may ma sama salaam ma wax li ma bëgg a wax sénégalais yi déglu ma teg ko ci temps ma déglu la soo ma dee invité bu may ñibbi sama kër sama xol dina xarit du ma ko def ndax personne te nag télé bu ma nekk nit ñi seetaan ma nag loolu yàlla dogal di la yàlla def de loolu am na télé bu ma nekk nit ñi seetaan waaye nag loolu sénégalais yi ñoo baax tey jii fii ma toog di wax ak yow ginnaaw raay ga ma dëkk ñëpp jàpp nañ ay télévision tey fii ma toog di wax ak yow Italie ga ma jógee ñëpp seen TV leen jàpp rek la Facebook baa ngi nii di toj kon yéen a liggéey bi te loolu bala muy am kenn duma ko may man tamit nee na Aïcha day woy maman
quand est-ce que tu peux venir Fatou Abdou Ndiaye woote ay waay xoolal ci jantal Mara yaay sama yaay damaa feebar non sama njëkkee nga mënoo ñàkk bañ a ñëw ay dimbali ma Cheikh Oumar Talla woote keneen woote ku nekk woote fa ma feebaroon tëdd ma jóg yël bu ndànk daal di ñëwal leen ci seen TV. macha allah di nuyu waa ginnaaw raay yëpp. moo tax ñu di la nuyu ciy waa diaspora jaajëfal bi en son entier mais di nuyu Italie bi ma jógee. moo tax ñu la ciy jaajëfal di leen félicité nag ci ngañaay googu ci numéro 1. numéro 1 nag neex na. mooy numéro bi njëkk. boo demee ba 100. moo njëkk ci kanamu 1 ak 2-0 mais Badawla du ko am. très bien alors xam naa ñun dañuy fexe rek ba sax ci numéro 1 boobu Alima yow tamit ma jox la nga sànni ci sa kàddu laata ñuy continuer nag dem ci yeneen actualité également. dafa am importance li honorable député wax sénégalais yi ñoo bëgg seen TV. sénégalais yi ñoo def seen TV seen xol mais je pense que li ñu ko bëggee moom mooy contenu bi nga xamante ni moom lañ leen di jox loolu la ñu bëggee seen TV dañu fexe ba mu nekk seen TV ñoom xam nañ ni seen télé la. dëgg la donc nekkul sama TV nekkul sunu TV mais seen TV la ñoom xam nañ ni ñoom ñoo ko moom et fexe nañu ba mu ndiroo ak askan wi parce que li nga xamante ni moo soxal askan wi moo xam ci divertissement moo xam ci information loolu la ñuy jox askan wi donc du coup dañ koy adopté def ko seen télé en tout cas ñi ngi waxaat askan wi merci. ndax ba seen TV bu nekkee number 1 c'est grâce à eux. merci encore. di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom ñi ñuy topp en tout cas di ñu seetaan ñoom ñi ñuy béggee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax c'est important alors Fatou Abdou peut-être ma jox la si nga sànni si yow itamit kaddu laata ñuy dugg ci yeneen actualité. waaw di remercier téléspectateurs yi puisque ñoom ñoo ñu ko def xam nga 2008 bu fekkee Sen TV ci la juddu ci paysage médiatique bu Sénégal ñu ñëw 2021 ça veut dire que liggéey bi liggéeyuñu ko rek entre 2020 2021 wala 2018 2021 mais liggéey la boo xam ne 2008 ba tey Sen TV mi ngi ci te wàccu ci sànq ci biir journal bi maa ngi wax ne lii tey mbégte lay doon ci ñi nga xam ne jot nañu fi jaar mais mbégte la ci koo xamante ne mi ngi ci biir suuf di El Hadji Mamadou Ndiaye Doss et mbégte la bu ñu déggee ñu dippee les hommes et les femmes de l'ombre muy les techniciens yi nga xamante ne nag bu ñuy wax liggéeyu des médias man technicien groupe des médias dama leen naw dama leen fonk parce que liggéey bi le gros mën naa ne ñoom ñoo koy def parce que yombul mais également ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk sur le terrain ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy toog ci plateau yi ñëpp ñoo ci dugal seen loxo mais loolu dañ ko mën def bu fekkee ne ki nga xam ne moo jiite kër gi daf ñu bàyyi pour ñu def ko ndax boo amee une équipe jeune une équipe très motivée ñoo xamante ne tey ñi am 40 ans da nga leen di wàññi ci groupe des médias ñoo xamante ne dañu am engouement la passion du métier du journalisme nga bàyyi leen la possibilité ñu génnee loolu fësal ko donc yow am nga jaaraama jox leen possibilité jox leen ni moyens yu ñu liggéeyee moom ñi ngi koy jaajëfal parce que nag koo xam ne la bu ñu gëstoo dañu koy gis ci suñu ginnaaw idée yi moom moo koy wax ñun ñu xëy na développé ko mu yokku donc ñi ngi koy jaajëfal muy le président Bougane Gueye Dany ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jiital kër gi ñu doon ay responsable mais kenn ku ci nekk ba ci ñi nga xam ne ñooy toog ci bunt bi sax xëy na buñ ñu dalalul woon yaatu doo yëg ci kaw ba mën a def liggéey bi nga xam ne am na solo donc merci aux téléspectateurs de la Sen TV di wax nag ne du fi yam c'est-à-dire que bëgguñu rek Sen TV jël premier mais dañu bëgg fépp sénégalais fu mën ci nekk muy ci àdduna wërngal këpp bu ñu jàppee Sen TV kese la ñuy jàpp donc mu nekk loo xamante ne lu ñuy xaar sax weesu na li c'est-à-dire que pays bi neex na mais suñuy attente weesu na li nga xamante ne tey moom la ñu def et que ñi ngi ñaan suñu borom quand même mu jàppale ñu ci li nga xamante ne équipe bi yëpp moom la ñu bëgg mu yegg au sommet au plus au sommet nen ne c'est important rendez-vous au sommet alors ma bàyyi rek moom tam mu bégal téléspectateurs yi laata ñuy ñëw nag dugg ci waxtaan wi ay ca ne ci la bokk donc tey nag xam naa ni nouvelle bi moom neex na askan wi yëpp moo tax ku ci nekk ci ñoom ci Facebook live bi ñi ngi wane seen mbégteeg seen contentement ci li Sen TV nekk la chaîne leader du sax tey yàgg nañoo nekk la chaîne leader defe naa ni suñu slogan wax na lépp bienvenue chez vous fii seen kër la fii ngeen di mën a amee information fii ngeen di mën a amee divertissement faits divers yi fii la ñu koy traité itamit moo tax félicitations à toute l'équipe des médias on se réveille avec la matinale de Yass et on termine ak le grand plateau donc moo tax nag tous les soirs itamit ñun dañu fi nekk pour bégal leen mbégte mi nag xam naa ni yéen a ngi koy manifester ci sunu plateforme digitale yi moo xam page Facebook bi Sen TV l'officiel wala ci suñu page YouTube également muy D-Média moo tax dañuy tàmbali joxe xéwal yi comme que yéen a ngi wane seen contentement ñu wan leen ni kontaan nañu rek 250 000 la ñuy tàmbali mayee ni nene bu ko defee téléspectateurs yi ak internautes yi plutôt gën a bég fi ñu nekk je vous rappelle également que ni mën ngeen ñu woo itamit ci sunu serveur 88 628 89 90 fii léegi émission bi di jeex ñu mayewaat ci xéwal yi tey noonu tey moom xam naa loxo juróom fukk la ñuy demee waaw
loolu dina ma neex. loxo juróom fukk la ñuy dem loolu dina ma neex moom moom. ku ne mën ngaa choisir. waaw te xam nga man nag bu ñu invité sama yaay ji sama yaram day gën a tàng nag. waaw ndax moom sama yaay la. waaw am na mook sama baay la woon. am na daal ku la ni Mame Diarra Fam jigéen ju mën góor jar na ko. kooku xam nga ni kon. ayca donc ñoom itamit bëri na ci ñoo xam ne ni ñoom ñi ngi rafetlu bu baax a baax sa teewaay ci émission bi nee nañu namoon nañ la depuis le début. ci émission bi di GP am nañu nag question boo xam ni yéen journalistes yi yéen a ko moom nee nañu ndax pare ngeen pour argumenter seen ay argument xaw ma nag ndax pare ngeen wala parewu leen. pare nañ ba pare nar ko défendre. nar ko défendre en plus. ayca donc kii mi ngi rafetlu bu baax a baax teewaayu honorable député Mame Diarra Fam et puis nee na Sen TV mooy suñu télé askan wi diaspora bi ñoom ñëpp moom la ñuy suivre donc moom mi ngi tudd Amina Sène numéro de téléphone am 77 798 78 ak li ci topp donc moom mun nañ ko may 250 000 bu ko defee ñu tàmbalee guddi gi nii ak xéwal gu yaatu rek donc nii la chaîne leader moom daf koy wane ci fépp ñun moom ñoo mën ci koppar mën ci programme mënee fu ne. ñun ñooy Sen TV. ñooy Sen TV lii baa jàmm la. lii baa jàmm la. il faut ngeen jàngal ma loolu man il faut ngeen jàngal ma waaw. après dinaa la jël ci suuf maa ngi dem fële jàkkaarloog yow. très bien Momo alors beneen actualité bi rek mu di on entend depuis quelque temps parler de licenciement abusif fii ci des médias. alors direction bi génn expliquer un peu ne que il faut pas que ñuy jaawatle lii di licenciement abusif ak fin de contrat parce que soo gisee même ci seen réponse wane nañu contrat yi nga xamante ne ñi fi nekkoon seen contrat dafa arrivé woon à terme wane nañ ko génnee nañ ko quand même ci réseaux sociaux yi mu nekk loo xamante ne réseaux sociaux également xëyee nañ ko Fat Abdou Ndiaye licenciement abusif ak lii di fin de contrat loolu tamit c'est important ñu leeral ko. waaw liñ ci mën a jàngat ne moom mooy kër yëpp dañuy am problème. c'est-à-dire que service public sax dafay am problème mën nañ ci tudd ay tour mais duñu citer chaque jour nga gis service public boo xamante ne les travailleurs dañuy génn parce que dafa am loo xamante ne bëgg nañ ko naturellement liggéeykat bu nekk am na loo xamante ne xëy na bëgg na ko wala xëy na bëgg na yokkute de même que képp koo xam ne yilif nga kër également bëgg nga am foo yegg et je pense que fii ñu nekk nii muy groupe des médias quand même on a une direction responsable loolu la ñu mën a wax muy direction boo xamante ne am na responsabilité bu muy wane saa su ne et que information bi ñun ñi nekk ci biir kër gi liñ ci mën a wax moom mooy ña nga xamante ne dañuy dippee ne ay licenciement abusif lañ gis nañu ay contrat yoo xamante ne ñun liñ ci jot a gis ci loo xam ne dañu ko wan ci ay audio wala boog ci li nga xamante ne mooy information en tant que journaliste mooy wan nañu ay contrat yoo xamante ne dafa am une durée déterminée muy CDD. contrat yu jeex ñu wax leen ne seen liggéey na arrêté loolu la ñu ci mën a wax bu fekkee nag la presse day wax loolu je pense que bërëbu liggéeyukaay mënu ko bañ mënul bañ ku wax ci moom parce que ñun ñii di journaliste par yenn saa yi ñu wax ci kër loo xamante ne ay liggéeykat ñoom ñooy ñëw di ko kaas parce que xëy na dañoo bëgg mieux-être parce que kenn kuy liggéey ku nekk bëgg nga xëy na yokkute ci sa liggéey direction ba wala kër ga également bëgg na yokkute donc ñaar la yoo xamante ne muy parti bi ak parti bi la tout le temps dafay am problème dans toutes les entreprises mais lu mu ci mënti doon ñu am yaakaar ne nous avons une entreprise boo xamante ne une direction responsable boo xam ne yu mel nii dafiy jaaraat day jaar ci yenn kër yoo xamante ne dinañ jël seen responsabilité ba mën ko régler mu jeex. important oui Mohamed. waaw nee na man dama jàpp ne lu mel noonu bu amee ñaari pàcc la mooy ñi nga xamante ne peut-être ñooy ñaxtu ci li leen naqari par rapport ak li nga xamante ne nii moo di seenug liggéey beneen pàcc bi mooy administration bi nga xamante ne nii génn na tey te moom lañ doon xaar mënuñu woon rek tëb wax ne ñii ñoo am dëgg wala ñii ñoo am dëgg mais mbir bu amee ñu dénoncer mbir administration tamit génn wax yaakaar naa ne opinion bi moom mooy kiy jugé. du man du yow du keneen ak keneen donc li ñu ci mën a jàpp rek mooy ñetti caméraman ñu wax ne dañu nekkoon en fin de contrat justement ni ko Fatou waxee te ñoom ñëpp jotoon nañu ñu ne ci bu ñuy sukkandikoo ci la administration bi wax benn préavis bi nga xamante ne nii da leen doon xamal ne nekk nañu fin de contrat keneen ki mooy quatrième bi moom dañu wax ne prestataire la woon ci bureau décentralisé loolu mooy réponse ak administration bi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko joxe maintenant ñi nga xamante ne nii yokk nañ ne que ñoom ñëpp jot nañ seen indemnité yi itam wan nañu ay document comme quoi ñoom ñëpp jot
jot nañu également indemnité donc loolu aussi dañ koy bàyyi ak ñi nga xamante ni nii ñoo doon xeexal xëy na caméraman yooyu su ko defee ñu juger pàcc rek lañ doon déglu boobu léegi donc administration bi génn na andi na ay réponses donc daañu xam ay fan yi ñëw donc ñoom naka lañ koy percevoir donc ni Fatou waxee rek amul leen luñ ciy teg liggéeykat bu sañoon aussi am lu gën ci lu muy liggéey waaye voilà ñu xamee ko noonu rek te ñu ñaanal ñaari pàcc yëpp xam ne àdduna moo demee noonu. C'est important alors li moo nekkoon peut-être li ñu commencé émission bi léegi dañuy dugg nag ci waxtaan bi suñ koy dugg xam naa actualité politique la ñuy commencé ndax moom moo gën a fës ci bisum tay bi mu di fichier électoral parce que opposition bi dafa doon laajte tey ji pour ñu auditer lii di fichier électoral mu amoon ay experts internationaux yu fi ñëwoon alors ñoom dañoo tey wax ne que fichier électoral boobu honorable fiable na ba jur na sax ñenn ci opposition bi ñu ngi joytu par rapport ak fiabilité wu fichier électoral lan lañ ci mën a jàpp ba tey jii ñu ngi continuer di casse wala di vouloir lii di fiabilité fichier électoral. Merci beaucoup effectivement xam nga dafa am foo xamante ni bu fa réew tolloo comme li ma waxoon rek dañoo toll ci benn jamono mu nekk jamono bu politique parce que à chaque fois bu ñuy préparer ay élections muy présidentielle muy législative muy élection municipale toujours coowu fichier électoral day posé te pourtant bu ñu xoolee ci sous-région ñi ñu gën a jege ñi gën a tuuti dëkk yi nga xamante ne ñoo ñu xaw a wër nii problème boobu du fa posé wu te à chaque fois problème boobu day posé wu Sénégal muy benn interrogation boo xamante ne ñun ñoo ko war a xool wala gouvernement yi fi jaar di dem di ñëw ñoo ko war a xool parce que lii dañ cee war a bokk waa ji natt kay man bu ma ci bokkee nga koy encaisser bu ma demee ba yàgg am naa laaj droit laaj kees gi ñaataa ci ne opposition bi laajuñu lu dul keesu fichier électoral bi ñaata nit ci nekk ñaata radiation ñaata parce que radiation par décès radiation par peut-être bu doon ci yeneen réew yi sax dañuy wax naan nit ki il est introuvable amul adresse fixe ñu radier ko sur les listes donc war nañu xam au moins liste yi ñaata nit moo ci nekk parce que li koy indi mooy dañuy dem ba élection toujours ñu voter peut-être nombre de votants bi toll nii à la fin du décompte ñu indi nombre bu sut sax li nga xamante ne moom moo voté. mais temps bi ñu ciy perdre yëpp ci par rapport ak fichier électoral ba ñu ciy pousse ay élections loolu tamit naka lañ koy jàngatee honorable mais man wax naa la toujours ne la loolu moo wax naa la léegi ne la loolu Sénégal rek nga koy dégg ay fiabilité non fiabilité mais pourquoi ne pas une fois def li nga xamante ne moom mooy fichier électoral bi ñu électroniser ko ba nga xamante ne ku ci nekk sa carte d'identité ci yow lay yem képp ñu tëggaat ko ut ay experts internationaux yoo xamante ne yu fiable lañ parce que am na ci ñoo xamante ne buñ leen joxee suñu auditu fichier électoral tamit ñun wóoluwuñ leen am na ñoo xam ne ils sont de connivence avec le gouvernement suñu ñëwee bu dee 100 ci nekk dañ naan 80 ci nekk pour gëmloo ko opposition bi aussi am nañ ay experts ya nga xamante ne buñ ko boolee ak yooyu expert ñu xoolaat mbir mi leeral ko ba mu gën a leer nga xamante ne au moins dina dalal xel opposition bi mais jàpp naa ni man li ma gis fii ci Sénégal rek nga koy gis. mais honorable est-ce que mën nga bëgg dara et son contraire vous réclamez l'audit du fichier électoral ñu auditer fichier électoral bi ba pare ne leen fichier électoral bi baax na ngeen door a taxaw pour wax ne amu leen confiance. cette rupture de confiance entre yéen ak pouvoir kañ la ci Sénégal di jóg. alors gis nga Fatou Abdou li la may nga jël pay tey Bougane da cee boole jox la confiance du dëgg. hein mais dafa am loo xamante ne confiance dañuy wax naan la confiance n'exclut pas le contrôle ñun waxuñu ne que ni joxuñu nguur gi confiance mais nañ ñu may droit de contrôle lii da leen wax mais munoo ni yow
experts internationaux yi def fiche audit fichier électoral bi maa leen di indi maa leen di xam su may xarit la ñuy doon parfois bokkoon nañ ci benn deal boo xam ne setul Sénégal nanguwu ko ñi nekk Sénégal ci opposition bi dirigé parti nanguwuñ ko ba ñu xàmmee leen nga ñëwaat indi leen ne leen kaay leen auditer fichier électoral bi mais am na ñoo xam ne bu ko sàmm nangoo dem ba du ko nangu. mais bu ñu jëlee kaawu PDS ku bokkul ci dialogue politique est-ce que bi ñu leen woowee pour ngeen dialogue ngeen bañ waru leen woon a xaar un fichier électoral bu ñu audité te li ngeen ci bëgg parce que gis nañu le chargé des élections Cheikh Dieng bu wax ne yéen da ngeen a war a teew ci fi ñu audité mais ku bañ boycotter le dialogue politique est-ce que mën na imposer pour bokk ci audit du fichier électoral qui a été décidé quand même dans le dialogue politique. mais Fatou Abdou peut-être am na xëy na loo xamante ne raw na la. mën nañu bañ a bokk ci dialogue politique bi parce que niñ ko tëralee neexuñu mais ñun suñu réintégration FRN may nañu tey ñu mun a taxaw ne position bi moom la ñuy jël si biir ngeen réintégré FRN bi ngeen di réintégré FRN boobu fekk nañu commencé auditer fichier électoral bi waaw mais ñun danoo nekk deuxième partie ci Sénégal noonu maanaam dañoo bokk ci ñi nga xamante ne saa ñu bëggee ñu arrière bande opposition bi rek dañ ko war arrière Ablaye Wade le PDS saa yu bëggee nguur gi dafa war a arrière bande opposition bi parce que ñun dañoo bokk élection yoo ñëw sondage boo jël le PDS est toujours devant c'est un grand parti un parti très organisé du ci parti pita mën na max pita pët fa de lu leer laa lay waxal gis nga ñun suñu waxee nguur gi dana ne tàcc dégluñu par force te ñun duñu xeex bal du tàkk jaas du jóg parce que ñoom xam nañ ni li ñuy def ñoo leen ko gën a xam ñun suñ nee fiableul rek ñoom xam nañ ni fiableul xam nga ñoom lan moo leen doon may chance ñu bañ a intégrer FRN ba seen audit fichier électoral bi jàll comprendre mais ñi fa nekk tey ku mel ni le docteur Cheikh Dieng nit la boo xam ne ku mel ni Mayoro Faye ku mel ni Ndiaga Niang 4 fois maire de commune non du ay caaxaan ñun amuñu yooyu bu ñu leen neew yëraat leen ko rek am na lu ci ne gumba bu la neen nañ joganti ci xeer daa bu la neen nañ sànnante daa joganti jogi ci xeer wala sama càmmiñ bu la neen nañ sànnante daa jogi ci xeer li muy wax dañ koo xam Fat Abdou fichier bi n'est pas fiable na ko xool rek Macky ñeme na élection. mais est-ce que du éternel recommencement ma jox la peut-être yaa ngi bëgg intervenir sànq ba tey est-ce que du éternel recommencement la ñuy assister instant bi parce que c'est le même problème qui revient tout le temps et tout le temps tey dinañ ne fiable na suba opposition toujours ne non fiableul nañ saytuwaat nañu xoolaat est-ce que du éternel recommencement également. Honorable. Et puis au même moment honorable li jaaxal ñëpp ci opposition bi mooy c'est-à-dire demande bi ci yéen la jóge woon muy opposition bi donte Fatou mi ngi koy rappelé léegi bokkoo woon leen woon ci dialogue politique bi mais ñu def audit bi experts internationaux yi bu dee sax wóoluwoo leen def nañu ko ba joxe seen rapport que ne fichier bi mën nañ ci demee fichier boobu lekk rapport li koy gën a dëggal mooy am na ci yeneen ci société civile yi fi nekk ku ci mel ni on peut le citer Moundiaye Cissé mi wax ne lii rapport experts internationaux yi génnee amul lenn lu nga xam te ne bett na ko ci ndax 2018 bu ñu fàttali ko defoon nañu benn audit fichier électoral est-ce que du finalement opposition bi moo bañ bëri ci élection yi nga xamante ni yaa ngi koy wax plus de 30 ans Sénégal am na ci problème bu dee élection locale yi ci mu taxaw. bon man dinaa la wax loo xamante ni Mohamed opposition bi moo bañ bëri moom wax ko rek mooy suba Sen TV 3e lay jël. leer laa lay laaj la rek na nga ko assumé. waaw xam nga lu tax mais ñun danoo pare. yow xam nga ni PDS bu ñu tëggoon suba ku muy investir ci àdduna pare nga taxaw bien vrai que nous avons un parti boo xam ne ci jamono bi ñu toll ñun rek ñoo ñemee taxaw di réorganiser un parti def le tour du Sénégal le secrétaire général national chargé des structures Saliou Dieng def le tour du Sénégal. ñuy réorganiser le parti démocratique sénégalais di commencé waat ca secteur fa Ablaye Wade di commencé woon jaay carte jëm montage jëm congrès ñun rek ñoo ko defagum ci Sénégal tous les partis yi fi nekk newuñu fi par exemple jëlal boo nee ku génnoon 3e ci élection yi passé du Pastef
Pastef ah moom aussi mi ngi ci ligne bi di liggéey li muy liggéey du dëgg kon kooku parewul Mamadou Lamine Diallo Tekki moo la ni parewul Mamadou Diop Decroix moo la ni parewul Pape Diop moo la ni parewul non ñun pare nañ bu yàgg suñ tur rek la ñuy xaar Alima Ndione du yéen a koy wax waaja pare na bu yàgg turam rek lay xaar kon fichier kon audit bi ñun audit bi lañ ne li ci setul woon nañ ko settali leen ne Aïcha li ci setul woon nañ ko settali parce que gis nañ que ni ci élection yii ñu génn am na ci njuuñ njaaj boo xam ne opposition bi d'accordu ci te bu demee ak même fichier bi élection 58% ya génnoon mën naa génn bien vrai que nag nit ñi ci kii rek lañ toog 58% yi xam nga après lay ñëw ndax ponkal mi président Abdoulaye Wade da leen woon bu leen bokk ci élection yi waxu leen c'est clair bu leen ci bokk Macky va gagner à 58,2%. waa léegi Ablaye Wade day luxus wala day gisaane da koo xam mag la du yàlla waaye yàgg na ak moom. d'accord xam na ni fa ñu takkee 58% yi ba pare ci fichier électoral bi mu ne leen ku ci dem dañ lay gagner avec 58 virgule nangam pour cent Macky gañewul 58 virgule cent. léegi nag moo tax mu ne leen bi mu duggee ci FRN bi mu ne wóoluwul audit bi parce que la mu xamoon la woon a gara. léegi ci pexe lan mooy solution bi parce que aujourd'hui bëgg nañu honorable élection am nag carrément bëgg nañu mu taxaw élection yi moom avant yéen a ngi braqué wu ba léegi naan fichier bi baaxul te fichier kat mooy tax a dem ci élection mais na woo experts yi woo parti yi tibb ci mais yu nu wóolu ñun yu nuy toog waxtaane donc moom ñun wóoluwuñu yu mu indi nañ toog ñun ñu waxtaan ci yeneen nu waxtaane ko teg ko ci taabal ji Pastef d'accord PDS d'accord ànd jëf d'accord